ay murga ko dumara me la fana hukne jofamba be cogoy kango amandude mbokki amateur yi lamb yi yéen ñi nga xam ne nag da ngeen di dund lamb rawatina nag lamb bi àndul ak dóor ñu ñu ànd ko lambi simple jàpp leen date bi ma leen di wax le 3 juillet lay doon loolu lan la lamb lay doon fu muy amee stade Iba Mar Diop ñan ñoo koy amal groupe Les Arènes lu ñuy def ñetti millions la ñu jël tegal ko mbër yi ndax nag li ñu bëgg mooy dañoo bëgg mbër yi nag comme twas bi la ñëw na ñu ne nañ leen tegal ñetti millions bu ko defee nag mbër mu nekk am loo waaja ji soo gañee la nga xam ne moo di mise boobu stade Iba Mar Diop lay amee le 3 juillet lay am parrain ba kan lay doon ñu ne Modou Xarañ Lo le roi des arènes moom lañ fas yéene nag parrainé bés boobu kon nag gars yi waaj leen dugg ba nag moom yomb na lool ndax foo toog ñeenti téeméer ngay fay bu dee lës ba 5000 francs kese ngay joxe animation ba kan lay doon ñu ne ki nga xam ne nii nag moom mooy le Gossé Massik ñu naan ko Maodo Faye mi nga xam ne mooy doomi Gaye Ndiaye ak kan Ndeye Fatou Adama Diaye doomu Kaolack Ndangaan mel ni kon daal foofu dana yëngu itam nag dana neex lool kon gars yi bu jaawle te bu ko benn fan kon nag yaakaar naa ne way woon ngeen dégg bu ko dégg sa xel ci lamb kese la mën a dem le 3 juillet lay daw stade Iba Mar Diop lay amee ñetti millions lay doon drapeau Modou Lo le roi des arènes kon gars yi dina neex dina yëngu le 3 du mën a yomb ak les arènes. asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk internet ñi suivre ci les arènes TV ñu ngi leen di bëggee baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm ni ngeen ko xamee nag saa su nekk rek ak yéen làmb lañ leen di jox ak la sa bokk tey nag ñu dugg ci kër goo xam naa ne dugg fi moom lu jafe-jafe la waaye nag fexe nañ ba dugg fi muy kër koo xam ne mooy ancien président wu CNC nekk koo xam ne yaakaar naa liggéey na làmb lu bare bari kooku nag bu ñu ko waxee mooy docteur Alioune Sarr ki nga xam ne nii pay sportu Sénégal bay na ci waaram ci côté boo ko xalaat nag yaakaar naa ne ba ci àddina bi sax tey nag ñu am lu ñu ko war a defal fa nga xam ne moom mooy Sorano ñu seet si ko nag fas yéene waxtaan ak moom seq ak moom ay quelques kàddu sax xam naa laay doon gis nga mu may xoolaat xam naa loolu mooy waxtaan mu yaatu mënta ne docteur maa ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow. ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen delloo ziar di ñaan yàlla dimbale ñu bi liñ fiy wax yëpp mun a joon njëriñ ñi ñëpp. am na solo docteur Alioune Sarr bala maa ñëw ci sargal bi ñu la war a defal tey ndax bëri na ñu la war a sargal am na bu war a am tey am na bu Bamba Faye war a def ci kanam mais damay ñëw ci docteur Alioune Sarr depuis nga xamante ne ni tey wàcc na ci boppu CNC bi ci lan la nekk d'abord. alhamdulilah rabbil alamin ca la ma nekkoon laa nekk rek sport bi xam nga mosul doon sama activité principale yàlla dimbale na ma ni nga ko waxee docteur la médecin la fajkat la ci laa mos a nekk ci laa nekk bi léegi yàlla dimbale ma mun naa wax depuis 1975 la am suma premier poste de médecin et liggéeyal administration sénégalaise ñaar fukki at ak benn ñaar fukki at ak ñett ba ñeent jël suma retraite par anticipation dugg dans le privé ci laa nekk bi léegi. kon maanaam boo nee privé kon docteur su ma ko déggee li mu yor di ko liggéey muy wàllum médecine bi muy def wala boog fa mu ca féete yëfu boppam la. yëfi askan wi la yàlla xanaa moo ma dimbale rek teg ma ca bopp ba waaw bu njëkk état bi laa doon liggéeyal mun naa waxee noonu parce que agent de l'état laa woon à travers la communauté urbaine de Dakar en 94 laa génn hôpital Abass Ndao doon inspecteur des affaires sanitaires de la ville de Dakar pendant 3 ans après jël suma retraite par anticipation nekk en cabinet yàlla dimbale ma depuis 2002 ma nekk dans une clinique boo xam ne man maay responsable bi daal. yaa ko moom daal. maay responsable bi. docteur moom ko rek. nañ doon responsable rek waaw. mais docteur kañ lañ ko jox làmb ban année. mars 94. ban ministre moo la ko joxoon. Ousmane Paye. ci nu mu la ko joxe woon. xaritoo ak xam suma bëgg-bëgg ci làmb yàlla dimbale nañu dañ xamante au lycée Van Vollenhoven doon tey Lamine Gueye ba ñu amee suñ baccalauréat ma dem defi médecine moom mu dem defi diplomacien àddina di dox ba mu nekkee Allemagne vacances bu jot ma dem passer quelques jours voire weer ak moom parce que vraiment suma xarit la su ñëwoon Sénégal yi su tegee bagage am nekk ak man Abass Ndao su làmb amee ñuy àndi seetaani àddina di dox ba mu doon ministre des sports foog naa su ma juumul ministre Mbagnick Ndiaye laa njëkk a dajeel boobu moom mu ngi nekk
directeur administratif et financier au ministère des sports itam ñoo màggandoo Fatick suma genn wàll la ñu waxtaan mu ne ma waaw ministre bi woogu la ma ne ko ci lan mu ne ma ci làmb ji ma ne ko déedéet mu ne ma réunion buñ daje daal suñu waxee làmb mu tuddul ma ne ko c'est normal maag moom ñoo doon ànd di seetaani làmb après ma dajee suma juumul ak Gaston mu ne ma woote nañ réunion Novotel pour wax ci làmb ji invité wuñ la ma ne ko déedéet di nga ñëw ma ne ko du ma dem fu ñu ma invité wul ba loolu passé yëpp nag benn suba teel est-ce que boobu sax portable am na wala du lool ministre Ousmane Paye woo ma ñu waxtaan diggante ay xarit après mu ne ma waaw doo ñëw jàppale ma ci làmb ji ma ne ko quelle question parce que su dee sa xarit laa nga sóobu ci dara damay sóoboog yow ba pare soog di laaj lu ñu fiy def mais nag xamante nañ aussi sur les principes mu ne ma amul problème ñëwal ñu dem waxtaan première condition c'était ñi may liggéeyal maa leen di tànn c'était la condition à dette parce que soo bëggee tontu ci dara da ngay ànd ak ñoo bokkal jëmukaay yàlla def bañ ci waxtaanee mu ne ma ñoo xalaat ñi ma ko proposé woon ba ma paree wax mu ubbi tiroiram ñaar wala ñetti nit lañ juyoo woon pour vous dire ndimbali yàlla ma wax ko it ne ko du ma fa toog plus de ñaari at waaw looloo doonoon su ma yéene ko su ma defee relancer lutte bi sur 2 ans ma bàyyi ñu juboo ci loolu yàlla nattuma ma dafa ñaar fukki at ak juróom benn ak juróom ñaari weer maanaam bu ma la déggee kon ba nga demee donte ministre la yow wax nga ko la nga bëgg mu fekk si la ca ngeen ànd def loola nga toog fa ñaar fukki at ak juróom benn nga wax wala ak juróom ñaari weer ak juróom ñaari weer waaw nga wàcc bu yàggul bientôt bi nga wàcc ak léegi yàggul diiraa nga ko yor ci at yu bari yooyu macha allah lan est-ce que am nga ci ay regret wala loo ci def mu neex la lool nga xam ne lii def nga ko ci mu amal waa làmb njariñ non xam nga nag sooy liggéeyal sa réew te nangu ko du luñ la noote loo nangul sa bopp nga man de li nit ñuy wax regret gisuma ko ci ndam it fonkuma ko lool fonkuma ko ci man dirigeant bi fonk naa ko nag ci athlètes yi mais ku ñuy yàlla dimbale ñu jiital la dañ bëgg yaakaar ne foo fekkoon benn nga def fa ñaar parce que fekkoon nga fa dara nga def xale yow li ñuy wax selon sa style de direction soo demee it ñeneen ñëw continuer yoon wi waaw donc maag ñi ma àndaloon te gis ngeen Thierno kaa ngi nii toog ñeneen ñaa ngi buntu Sorano di ñu xaar et dañu àndoon àndi nawle àndi gor boole kook fulla ak fayda nag ak njëriñi réew mi kenn gisu ci boppam soo fekke woon suñ réunion da ngay jaaxle parce que doo ràññee kan mooy président ak ku dul président ku nekk sa xalaat da nga koy wax défendre ko ba groupe bi yëpp juboo ci dara li ci ëpp nag booba dama doon tànn ki xam ne moo gënoon a contre projet bi mu génn communiqué ci ba ñëpp foog ne moom moo porté woon projet bi loolu mooy solidarité équipe su ngeen xawee taxaw ci dara amul génn kii di ngunu fii moo taxoon ma seet ñi may tànn pour ànd ak ñoom ñu mun a liggéey. mais benn moment dem nañ ba coow li bari Alioune Sarr na fi jógee na dem mbëri ñuy dagg nii naa coow loolu pression boobu est-ce que moo tax ministre bi ne la kaay jox ma liñ la dénkoon wala yaa ko ne am. xam nga nag man dama am habitude di wax ne man ndongo la ministre bi xalaat du suma problème mais man daal lu dul benn du ñaar du ñett du ñeent ne naa dama bëgg a dem ñu ne ma bul dem am na ñoo xam ne ñoo génn ci télévision yuuxu ne na dem ba ma jëlee micro ne damay dem ñu seeti autorité yi ne bu mu fi jóge waaw loolu moom am na. mais coowal na dem li mosulaa déranger. déedéet parce que suma benn mag daf ma jàngaloon ne ku yéeg sa awra feeñ soo bañee mu feeñ toogal ci suuf waaw soo bañee ñu tudd ko toogal ci suuf waaw xam nga toog ci suuf kenn du gis dara mais ku yéeg nag foog ñu gisal la dara. maanaam nan nga ko jàppee woon. li am solo mooy nga góorgóorlu comme ni ñu ko sunu waajur yare woon su wax jotee nga mun a xool ñëpp ci bët
ci fulla ci fayda ak yar nga wax leen li nga xalaat gàcce mënul paase nga toog ci sa kanami nawle mu wax nga sëgg yàlla nag dimbale nañu et damay défier toutes les composantes de la lutte amul kenn ku ma mën a xool ci bët man Alioune Sarr ma sëgg amul. du mbër du promoteur du amateur du kenn. amul. lan moo la may loolu. sant sunu borom teg lépp ci yoon utuñ ci dara dellu siwaat ci suma waajur moo ma wax ne soo jiitee dara ñu teg ndab li ñëpp dugal seen loxo su fekkee yaa leen ko gën a bëgg roccil sa loxo bàyyee leen ko doote yaa leen ko gën a bëgg xam nga ne suñ milieu bi doy na waar boo xam ne ñaar fukki at ak nàngam ñaata ministre ñaata chef d'état su fekkoon xamaloon nañ ma ci suma biir maag suma équipe nag ndam li du man kenn di équipe la woon parce que ñi ma doon dimbale toog ma déet du fii jaaral nii ñu ngi fi ba léegi ak équipe boobu suñu demee ba am liñ ci am c'est que dañ jiitaloon njëriñi réew mi jiital njëriñi mbër yi ak kii li ma njëkkoon wax premier ministre ministre des sports bi ma njëkk jël keroog dañ ma installé li ma njëkk wax mooy ci sun mandat dinañ góorgóorlu ba benn composante de la lutte du perte waaw yombul nag yombul mais ndimbali yàlla am na. par rapport ak tey am na lu may déggaat comme souvent dañ koy faral di dégg ci yenn amateurs yi wala yenn nitu làmb yi ñu naan docteur waru woon a dem nangam sangam loolu tamit nu mu lay def parce que wax jooju des fois dañ koy dégg. defuma daara góor gi Lamine Gueye premier avocat noir premier vice-président de l'Assemblée nationale moo doon wax ne ku bon ki moo fi nekk ku baax ki mooy ñëw mais su ñëwee lan la leen di indil ku toog rek yaa bon rek yaa bon seet leer rek ku jiitu rek yaa bon su ko ñooñu nag kookoo bon su demee nag peut-être ñenn ñi réccu ñenn ñi duñu réccu mais daal ku toog yaa bon ku baax ki mooy ñëw mais lu muy indi yàlla rek a xam. équipe bi fi nekk tey seen doxalin noo ko gisee parce que am na ñu jàpp ne doxalin bi am na. du ma ci wax. lu tax doo ci wax. principe la ci man mosuma wone gannaaw dara continuer di ci wax. ba CNG bi fi nekk nii ak lamb ni muy doxalee. amateur la maa ngi seetaan. est-ce que yaa ngi ñëw stade docteur. non xam nga li nga wax moo tax suma tànk bareetul ci làmb. lu ma wax comme nan. ne nga am na amateur yi wax ne lu tax mu dem. war a na dellu si. suñ la gisee boole la ak ñi fi nekk. da ngay bañ a jaxasoo équipe bi fi ne. déet waxuma bañ a jaxasoo bañ ñu utiliser ma man pour yàq seen liggéey. mais ñoom ni ñuy liggéey yow en tant que amateur noo ko gisee. la ma ca am dama koy denc suma biir xol la ma ca war a wax dinaa ko wax ak ñi ma ko war a wax. Bira yéen a ngi waxtaan. suma rakk la suma mbokk la. waaw yéen a ngi waxtaan kon ci li muy liggéey nii. suma rakk la suma mbokk la. du la faral di woo des fois. suma rakk la suma mbokk la. rakk kay dina woo mag. sax yokk ci. da nga ko may soxna. moo may benn suma doom soxna. waaw suma doom yi mag mooy suma doom waaw. kon kay yéen a ngi waxtaan. ñu ngi gisee. li nga gis ci làmb ji léegi arène nationale damm see sànni ñu di ko faral di gis coow li bëri jàppal bàyyil bi. nekkatuma fa waxtaan leen ak ñi ko yor en tout cas jaaduwul su nit ñi demee ba topp liñ ñu defal dafa ëpp suñ niveau gàcce mënul passé loolu. chinois yi ko defar te muy projet sénégalais da ngeen yaakaar ne ñoo ñu gën a discipliné déedéet ku wàcc yoon ñu duma la. Chine nag feneen foo dégg ne réew maa ngay progressé dafa am discipline ku wàcc yoon wi ak ku mun a doon ñu duma la. kon daal yow loolu da nga jàpp ne maanaam ku wàcc yoon dañ la war a dellu si ci yoon. amul débat seetal kër yi ñuy wax ne kër yu nekk ci jàmm lañ dañ am nuñ la ñuy doxel. yar de wala fa ko wax yar nag léegi mu dal yenn yi du dal man daal ci fi ma jaar ci suba liggéey ak sport bi ma yor ràññee naa ne ñetti façon yi sénégalais am nañ. comme ban ak ban. ki nga xam ne soxlawul nga ne ko kay liggéey bariwuñ nag
ak ki nga xam ne foog mu teen gis ne yet wi tiim na ko mu liggéey ak ki xam ne ala kulli alin foog yet bi dal ko pour mu nangoo liggéey. bu ci gën. ku nekk ak li sa yaram nangu. yow ñett yooyu boo ci doon yow. ah déet xam nga nag munoo di jiite di ràññee ba pare man daal xam naa ne aw ma sentiment ci sanction. déedéet parce que liggéeykat it ñaari sanction moo am ku def lu rafet nga ne def nga lu rafet ak ku def lu ñaaw nga ne ko wàccal yoon woowu rang-rang bi te dellu si ci tali bi waaw su ko nanguwul nag li ko yoon teg waxuma li ma ko Alioune Sarr teg wala équipe am li ñu yoon may pour ñu teg ko parce que contrat bu mu signé la su ko respecté wul nag sanction yi ci tax dañ leen koy jox sans état d'âme nag ku ma bokkaloon ndey ak baay ak ku ma jur sax su nekkee ci situation ma teg ko su ñëwee ci kër gi mu teg ma li moom itam li ko yoon may ci man. ñu lay delloo njukkal tey def naa fa lañ koy jeexale waaw parce que bien sûr parce que loolu tam faw ñu laaj parce que médecin nga ba des fois mbër yi ñu dem ba combat des une semaine ñu indi blessure ren mu bëri na trop cas yooyu. yàgg na fi mos naa def benn sortie ci benn rajo ne leen manque de professionnalisme la ba écurie boobu attaqué ma. jarul la wax xam nañ seen bopp. lu tax parce que yow munoo ne professionnel nga laaj xaalis bu bari ñu fay la ko nga sàggan bi à une semaine d'un combat nga ne entraînement laa gaañoo et ça c'est le médecin sportif qui parle parce que dafa am programme boo xam ne dernière semaine bi lu la war a gaañ waru fa mën a génn sauf accident mooy ngay dawal sa oto wàcc sa escalier daanu dara dal la loolu alaakul mais entraînement laa gaañoo jaaduwul beneen yëf yi xam ne mosuma ci d'accord te duma ci d'accord mukk mooy bëre sa combat ñu daan la nga ne dama gaañu woon di ko nëbb loolu manque de respect la pour askan wi parce que munoo jël ay millions nit ñi bàyyi seen après-midi ñëw seetaan si la te yow ba ngay ñëw nga xam ne handicapé nga yaakaar topp damay jaay lu du jom du ngor du fulla du fayda ñàkk a respecté ñi ngi ko seqal la te ñooñu sanction yu terrible discours boobu fu ñu ko dégg te dañ ko war a sanctionné. maanaam discours maanaam bëre ba pare ñu daan la nga ne dama blessé woon. kooku lu ñu war a sanctionné la parce que da nga tricher am nga gaañu kenn mënu ko kii mais su amee am na service médical demal ñu constater sa blessure su fekkee ne la blessure war na tax nga am handicap munoo bëre nga bañ a bëre boobu foog naa ci nga gën a respecté nit ñi que ne dama ko làq pour parce que man góor laa ànduma ak am na solo docteur mu mel ni macha allah foofu fi ñuy jeexale mooy delloo njukkali tey Sorano la Bamba Faye tamit di promoteur dégg nañ ko mu defal la benn sargal yaa daa mel ni yooyu yëpp tey loo ciy wax. sant sunu borom sant gi commencé nag dañu yàlla dimbalee boole ñoo ay waajur yu baax ñu yar ñu ci ràññee yar ñu ci fulla fayda ak jom teel a jóg ci sunu loxoy waajur jóg te jógewuñ fa parce que fukki at ak ñaar lañ am jóge Fatick jàng si Ndakaaru yàlla boole ñu ay nit ñu baax ñu continuer yar bi sunu waajur defoon ci ñun te jamono jooju ñu amoon chance ñu di ñu yar di ñu jàngal dañ amoon instruction ak éducation ci école yi ci mbedd mi ci kër mbokk yi kër xarit yi et yàlla boole ñu it ak nit ñu xaw a mel ni ñun ci jikko bokk te nit mu jikkoom rek la yonent bi tagge sallallahu alayhi wa sallam taggewuñ ko lu dul jikkoom donc ñuy sant yàlla su nit ñi demee tey ba gis ne diir giñ fi jaar mu bari mu néew am na lu ñu fi def ba ñoom ñu am lu ñu yéene di ñu ko defal mënuñ lu dul gërëm leen sant leen di remercier nag ñi ñu àndaloon ci liggéey bi te di ñi àndal ci liggéey bi aussi foog ñu am ñaari catégorie ñi gëmoon ñun li ñuy def ba nekk ak ñun xeex kook ñun ak maa ngi gërëm surtout nag ñi gëmuloon liñ doon def xeex ko parce que ñooñu dañ ñu gën a dimbale pour ñu yokk suñ ngor yokk suñ jom pour yëkkati yëf yóbbu ko fi ñu yaakaar ne yegg na fa waaw voilà
macha allah docteur kontaan ci yow. di gërëm nag ak sargal ñi waral bés yi waaw muy fondation Sénégal reconnaissant bi l'ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye jiite ak sunu doom Mbacké Serigne Bamba laa koy wooye Bamba Faye ci initiative boobu mu jël liñ ci séentu yàlla buñ ci am déception yàlla nañu yàlla may it ñu fekke ko tal ko ba mun a joxe sunu participation parce que participation bi dama yaakaar rek ne suñ ko defee du dara lu dul peut-être won sun xalete yi ay nit pour ñu doon seen ñu roy ci pour seen ëllëg loolu rek laa foog ne looloo tax ñu jóg ci jërëjëf